RFM matin 7h40 sunu gan Dame Mbodj salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ Babacar. yaa jiite syndicat bu ëmbi jàngalekat ñu koy woowee CUSEMS authentique école bi bu ubbeeg léegi bi ndongo yi delloo ci daara jéeg léegi ci weer la tollu képp waaye yëf yaa ngi tàmbalee xajam ndax nas ngeen ay yëngoo ki yëngal luy seeni tawat xanaa. jërëjëf Babacar comme ni nga ko waxee may jiite CUSEMS authentique bokk ci kuréel gu tudd également G20 nga xam ne dafa ëmb lu mat ñaar fukki kuréelu jàngalekat ak juróom-ñaar ñoom ñoo taxaw am ay jafe-jafe yu am ci njàng meeg njàngale mi alxamis bi ñu génn ñu déposé li ñuy tuddee ci tubaab préavis de grève mooy ab yëgle nguur gi ci jafe-jafe yi pour ñu toog waxtaane ko ci li loi bi wax ne weer lan am pour toog ak ñi ñaxtu ak ci pàcc bu mën a doon ci réew mi. comme ni nga ko laajee nag li waral ñu def loolu dafa am ay jafe-jafe yu am ci njàng mi loo xam ne dañoo ko déggoon ak nguur gi parce que ca 2014 17 février ca lañ toog ak nguur gi fa gannaaw ba ñu waxtaanee ñaari at ñu déggoo lañ déggoo nag bu ñu ko tënkee ci ëpp doole gën cee fës mën naa ko tënk ci juróom benn poñ ndaxte fanweeri poñ la woon ak ñett waaye ñun dañoo jàpp ne li ci ëpp solo rek mën nañ koo wax bu ko defee mu tënk lépp. juróom benn poñ yooyu nag benn bi mooy yeexital gi am ci këyit yi nga xam ne moom la ñuy jox jàngalekat yi muy firndeel seenu avancement ak nu ñuy duggee ci fonction publique ak yu mel noonu loolu yeexital ci tayif moo ci am gouvernement bi di def lu ko neex téye këyitu jàngalekat yi nanguñ leen koo jox. beneen bi mooy bor bi nga xam dañ ko ameel jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñoo ko xayma ci téeméeri milliards wax ne bu ñu ko ñoom ñu jëloon engagement ni balaa 2020 dinañ jox jàngalekat yi seen xaalis. téeméeri milliards yooyu nga xam ne toftal nañ ci sax lu bari ndaxte acte yu bari génnaat na boobaak léegi jàngalekat yépp a ngi xaar ñi mu concerné ba léegi gouvernement bi jox leen seen xaalis beneen bi mooy li ñuy tuddee ñu yemale liggéeykatu nguur gi maanaam lépp li nga xam ne mooy ndàmpaay ci payooru jàngalekat yi ak payooru ñeneen ñin ko seqal ci biir liggéeykatu nguur gi boddi konte bi ci am te ñu càmbaroon ko ba mu gis ni cabinet ba ko defoon privé la wax ne am na ay boddi konte yu ci am ñoom nguur gi ñu ne woon daañ toog waxtaane ko pour que lépp li nga xam moo ci rëq-rëq ñu xool nuñ koy saafara booboot ba léegi defuñu ko beneen bi mooy li nga xam ñeenteel bi mooy li ñuy tuddee validation gouvernement bi dafa signé woon ak ñun 2014 ne liñ tuddee rappel validation ak maanaam pour ma expliquer luy validation mooy bala ngaa nekk fonctionnaire at yi nga liggéey état bi dañuy at yooyu mënut a jël lépp day jël lim bu mu toll ñu xaaj ko ñetti xaaj ñaar yi ñu delloo la ko ñaar yi benn bi nga ñàkk ko léegi nag ñaar yooyu ñu lay delloo état bi mi ngi la koy delloo ci ni muy jëlee ci sa carrière waaye nag buñ ñu la waree dàmp mooy fay la xaalis ba nga xam moom te comme noonu lañ ko bindee woon ci accord bi dañ ne woon validation aux 2/3 avec rappel noonu lañ ko tuddee woon maanaam lépp loo liggéey daan ko xaaj ñett. lii nga fi lim. léegi ba noppi nag jox la bi nga ci. li nga lim da nga tënk li nga xam ne xëy na moo ëpp doole ci seen i ñaxtu. desoon na ñaar nag yu am solo. waaw ay ci waaw ñaar yooyu rapidement laa koy tënk. beneen bi mooy li nga xam ne mooy. impôt yi nga xam ne moom lañ teg mu diis lool ci li jàngalekat yi jot seen salaire et surtout ci rappel yi ni jot ku jot rappel at moom yëpp presque dootoo dund parce que dañuy gouvernement bi day def li mu lay jox ci loxo ndeyjoor da koy nanguwaat ci loxo càmmoñ maanaam yokk impôt yi ba mu rëy ba lépp lu mu la ameel dana fexe ba ngeen séddoo ko booboot dañu na dakk benn bi nag bi nga xam moo mujj mooy jaay doole gi am ci ni nga xam ni moom la ñuy tuddee ñun ci nasaraan gestion démocratique du personnel parce que gestion démocratique du personnel enseignement daf ko am mooy lan mooy que ne jàngalekat du fu la neex rek yóbbu ko léegi nag ñoom instant bii ñu toll mën nañoo koo firndeel ni presque ci réew mi yëpp ñu ngi jaay doole jàngalekat yi di salfaañe seen ak seen élèves bi ci mujj mooy jàngalekat yooyu nag ci prytanée militaire ñu xëy commandant école ba fa nekk daal di génn listam ni fukki jàngalekat ak juróom-benn yii malgré ñu ngi def ay résultats di am concours général di jàngal ba élèves yëpp d'accord dañu xarañ nan ma abal sama école parce que neexatuñ ma fi ñu def ko Jal Diop ak Fann école yi fi am aussi ñaar fukki kuréelu ñaar fukki jàngalekat ak juróom-ñaar yoo xam dañ leen a jaay doole jëlee leen ci école yooyu ci loo xam ne dëppoowul ak li sàttu njàng mi wax. donc yooyu yëpp mais ci tënk Dame Mbodj ci tënk wax dëgg yàlla. lii nga fi lim ci tawat mooy tawati daaw yeeg yu daaw géej gi
yàgg ngeen daje gouvernement bi di ko waxtaanee waaye dafa mel ni da ngeen di wëndeelu rek gouvernement bi di wëndeelu ngeen di wëndeelu di diisoo di grève di négocier waaye jàmbat geek melokaanu l'école bi soppeekuwul wenn rek la. waaw li ko waral loolu moom lu leer la loolu nag war naa tiital sénégalais yëpp parce que bu ñu demee ba nga xam ne dañu réew li ci ëpp solo mooy jàng ak jàngale parce que réew pour nga mën a ko développer il faut secteur bu ci nekk ña fa nekk ñu tàggat leen kan moo leen di tàggat mooy école bi boo amul jàngale mu baax munoo am ay médecins yu baax doo am ay ouvriers yu baax doo am ay magistrats yu baax doo am dara lu baax loo xam moo mën a yor réew mi te am na réew yu nekk suñ sous région boo xam loolu moo leen dal Sénégal nag ñoom jël nañ option pour saboter njàng mi yàq ko ba kenn dootul vraiment intéressé wu ci njàng mi léegi nag bu ko defee ñu dooleel privé bi bu ko defee état bi saboter li ñu tuddee ci français ñu privatiser l'école publique donc loolu lañ nekk moo tax lépp lu ñu déggoo ak ñun ñu koy salfaañe moo tax ñun ñu jàpp ni jot na nag askan wi nga xam ne moom mooy seefu ñi yor réew mi yore seen alal ñoom di ko doxal nga xam ne lépp luy dox ci réew mi ci seen alal la parce que c'est le travail qui produit la richesse te sénégalais yi ñoo liggéey koom-koom bi ci réew mi kon nag jot na nga xam ñoom ñooy fay jàngalekat yi parce que ci seen i taxe ak seen i impôt ci la ñuy fayee jàngalekat yi kon nag jot na seetaan mu ëpp mii sénégalais yi di seetaan te njàng mi bu nërmeeloo réew mi nërmeelu kon jot na nag sénégalais yi jël seen i responsabilité wax ñiy jiite réew mi que fii ngeen jëmale réew mi baaxul ñu taxaw fippu ànd ak jàngalekat yeeg ñëpp parce que ñun amuñu intérêt ci yàq njàng bi. Georges chaque fois même discours bi la ñuy dégg buñ demee ba ci cappaandaw ngeen daan wala sax ci ndorteel ga ngeen di woo askan wi naa leen pour ñu xam lan moo xew mais chaque année bu fekkee ne même discours bi mooy renouveler wu est-ce que loolu am na solo est-ce qu'il n'est pas bon ñu régler problème bi une bonne fois pour toutes te loolu itam c'est une responsabilité la. waaw loolu dëgg la Georges jot na loolu moom wax naa ko sànq jot na sëkk parce que yàqute gi àgg na foo xam ne actuellement buñ ci jógul def ci jéego yi ñu ci war a def ñun Sénégalais yëpp àndandoo ko parce que ñun jàngalekat yi sunu ndam mooy njàng meeg jàngale mi baax kon nag fi mu toll nii mu leen méttee yéen ñii noonu la méttee jàngalekat yi parce que jàngalekat yi suñ sañoon jàmm am ci daara yi lalu yeeg yu diggu dóom yeeg yu kawe yi ndaxte ñu mën a tàggat sénégalais yu ñoŋ yoo xam ne tàggat nañ leen ci seen aada ak seen cosaan tàggat nañ leen ci li nga xam ne foofu lañ war a def ay jéego ñun Sénégal bu ko defee yii yëpp dina loo xam ni lu ñuy toog di fàttali mais li ngay wax malheureusement li ngay wax dafa xaw a safaanoog li nga fi lim ci tawat ne kilifa yi taxawuñ ci safaanaan nag ñoom li ñuy wax lu ci mel ni acte de validation yi nee nañ fay nañ ko ba août 2018 loolu da nga koy weddeem déet. waaye déggoo li ma la wax d'abord jàngalekat yi may déglu maa ngi leen di xamal ni képp kuy fonctionnaire parce que validation dafa formé dafa concerné ñi ñu tuddee les non fonctionnaires ak ñi nga xam ñooy fonctionnaire ñi nga xam ne ay non fonctionnaire lañ amuñu woon problème pour validation bi ñoom dañ leen doon valider normal mais aujourd'hui biñ ko signé accord ak gouvernement bi pour ñu yaatal ko ci ñi nga xam ne ñoo nekk ay fonctionnaire mooy ñi nga xam dañ leen recruter avant ñuy am fanweeri at ak juróom mais ñooñu gouvernement bi ci boppam actuellement ñim jot a fay nii seen rappel validation kum fay 1 million amel na la 1 million. Pourquoi? Parce que moom au lieu mu fay 2/3 yi comme ni mu ko signé ak ñun 2014 moom tiers lay fay c'est-à-dire moom président Macky Sall bi mu ñu recevoir au palais en 2015 def nañu man duma fay borub Ablaye Wade fay borub Abdou Diouf ak sama bor. moom moom ñett yi ni mu ko déggee validation au 2/3 moom ni mu ko jàppee mooy ñetti pàcc la ñaari président jaaroon nañ fi moom yoonum nekkul ca ñooña moom li ko concerné rek lay fay d'abord base de calcul boobu baaxul mais même bu doon baaxoon na mais état continuité la donc aujourd'hui jàngalekat yi nga xam dañ leen a fay seen validation ni leen fayee baaxul parce que dañ leen a valider au 2/3 ci seen ancienneté ba noppi nag fay leen au tiers ci xaalis bi nu war a jot. mais avancement yi tamit nee nañ fay nañ ko ba décembre 2018 am. dama ni avancement yi effectivement parce que ñun duñu wax loo xam ni teguñu ko ci dëgg aussi parce que bu ñu xoolee ci rappel yi type de rappel yi am rappel validation rappel intégration ak rappel avancement mais bi ci gën a oyof la état bi di lim parce que effectivement rappel avancement moo gën a tuuti lim boo jëlee téeméeri milliards yooyu nga xam ñoom ñoo ko calculer seen bopp. téeméeri milliards yi mais li ci nekk rappel avancement matul sax 20 milliards donc léegi nag ñoom rappel yi fa mu amee doole lañ nag maanaam rappel intégration lañ téye
ak rappel validation parce que yooyu mooy xaalis bu bari bi léegi nag moo tax bu ñuy lim dañuy wax toujours avancement yi def nañ ci nangam ak nangam mais avancement jàngalekat yi am na jàngalekat yoo xam bu ñu avancé ay 100000 la ñuy avancé ñii ay 600000 ñii 400000 mais fële nag la millions yu bari yi nekk ba nga xam bu ñu ko dajalee mu nekk ay milliards léegi nag ñuy naxaate ak di jéem a dox ci bopp sénégalais yi mais ñun jàngalekat yi mënuñ ñoo nax moo tax ren ñu jàpp ni suñu bëggee jàmm mooy lii nga xam ne moom laa fi lim nga xam ne ay bor la yu ñu ameel ay kayit yu ñu war a jox te ñoom ñoo ko tey di ko téye parce que xam nañ li tax ñu téye ko ay rappel extra yooyu yëpp suñu ko deful mais est-ce que yéen itam jàpp nañ ni coow li dana bari lool est-ce que yéen itam jéemu leen di dox ci xelu nit ñi mën naa jël firnde sànq nee nga li ñuy jël ci yéen bu ñu leen fayee yéen yëpp bu ñu ci jëlee impôt ndax impôt gi dafa seer trop ci yéen au même moment ngeen bëgg itam ñu yemale leen ak yeneen fonctionnaires yi ñi nga xamante ne ñoo nekk ci fonction publique ci lu jëm ci wàllum indemnité ak ay mbirum payoor pourquoi ngeen bëgg ko fee bañ ko fii. non déedéet c'est pas ça. xam nga ñun lu ñu demandé. da ngeen bëgg li nga xam ne dafa war a spécial pour yéen jàngalekat yi wala ci wàllum impôt. non ñun waxuñu loolu. impôt yi ñëpp a ci yem. c'est déedéet xam nga lu tax ñëpp yemuñ ci. jàngalekat kese la ñuy téye ñun rek ñoo am spécificité boobu parce que dafa amoon lu fi xewoon ci ginnaaw maanaam ba Sénégal soxlaa ay jàngalekat ne amul xaalis day jël ay jàngalekat yoo xam ni da leen di liggéeyloo te du leen def ay fonctionnaire duñ nekk ci biir fonction publique bi. mais intégration bi avancé na parce que direction solde fi ñu toll direction solde fi ñu toll nii daanaka intégré nañu ñu ngi ci matricule daanaka 700 léegi ñu yegg matricule 700 ci wàllu intégration bi. waaw déggoo li ma la wax loolu laay ñëw ci loolu laay ñëw dinaa ñëw ba ci mise en solde yeeg nu ñu leen intégré mais dama ni bu ñu jëlee la situation du Sénégal lu tax jàngalekat yi di ñaxtu seen i impôt mooy ñoom rek la ñuy dajale seen xaalis. pourquoi ñu koy dajale seen xaalis parce que dañ lay jël doo nekk fonctionnaire nga liggéey juróom-benni at ñu ne la yow da nga perte ñaari mais ñeent yi lañ lay valider léegi nag ñeent yooyu mënaguñ la koo jox di téye xaalis ba mu bari léegi nag bu ko defee xaalis boobu bu ñu la koy jox dañ la koy imposer ba mu 10 parce que lañ koy dajale moo tax ba noppi nag ñu calculer système d'impôt boo xam ne nanguñu toog ak ñun wax ñu nan lañ koy calculer loolu moom fépp la. képp kuy jot ab payoor moom amul benn payoor amul benn liggéeykatu nguur gi boo xam ne li ñuy doole bi ñuy jaay jàngalekat yi téye sa xaalis lu mat juróom-benni at juróom-ñaari at juróom-ñetti at fukki at am na jàngalekat bon actuellement mi ngi may wax ne fukki at a ngi nii avancé wul donc loolu amul benn métier bu mu am ci Sénégal muy ci privé bi comme ci public bi boo xam nit mën naa liggéey lu mat fukki at di fayeeku même salaire du avancé te mi ngi am ci sunu njàng mi donc loolu moo tax ma lay xamal ni loolu ñuy def noonu moo tax système d'imposition boobu ñu def ñu ne leen nañ toog ñu waxtaane ko parce que ñu ngi sàcc alalu jàngalekat yi te loolu mënta continuer. mu di même xeex bi ngeen déposer préavis de grève dañ leen tànqam lu jamono ji wala. waaw presque daanaka mën naa ni ñu ngi woon ci tànqam lu waaye ñun li ñu bëgg a leeral sénégalais yi mooy ba ñuy xeex daaw jéeg ak daaw. ci FEDER ak ay idée et cetera cadre yi dafa bëri woon ren nag dañoo toog waxtaan ne cadre yëpp nañ ko fondre def ko benn cadre tudde ko G20 actuellement G20 mi ngi regroupé 27 organisations syndicales yoo xam ne gouvernement bi seen bopp. 27 wala 22 122 nga wax 27 mosuma 22 bu dee loolu dama juum 27 syndicats la muy ñaar fukki kuréelu jàngalekat ak juróom-ñaar ñaar fukki kuréelu jàngalekat ak juróom-ñaar yooyu bu ñu boolee seen doole actuellement ñoom gouvernement bi looloo tax. L'ancien premier ministre def sorti wax ni G20 dañ leen a war a woo parce que moom il est très informé. xam na ni le G20 mais da ngeen ni pëndal rek parce que syndicats yi nat nañ seen doole ba ni ñii ñoo jiitu yéen nag ñi nga xam ni bañ defee élection dooley syndicats yi ngeen féete ci suuf ngeen booloo ñu jàppe leen sax benn ñebe ci cin rek bëri coow lool te doole jooju ngeen di wootee sax ne newul ci yéen itam. jërëjëf Babacar wax nga question boobu man sànq ba léegi moom laa doon xaar. question boobu tax ma koy xaar ñun dañoo sant yàlla parce que jàngalekat yi à travers le pays bi ñu déggee ni G20 déposé na préavis de grève am alxamis bi ñu génn ñoom ñëpp a kontaan ñu ngi préparé wu pour accueillir une délégation du G20 gis nga ñooñu ngay wax ne ñoo yore doole ji ñoom ñemeetu ñoo dugg ci école yi di dugg ci lycée yi di wax ak jàngalekat yi parce que seen yaakaar moo tas ci ñoom gis nga ñun actuellement G20 dañuy sant yàlla mais ñuy wax jàngalekat yi ni non nee leen ñee nga xam ne ñoom lañ voteeloon ñu yore seen doole te xeexewuñ ko ñun pare nañ pour yore seen doole xeex ko parce que jàngalekat yi faruñu ak kenn xam luñ ku ñu àndal. pare ngeen pour yàq njàng mi daal. ku ànd ak ñoom ci seen ak seen yeleef yi ni salfaañe. loolu ñooñu la jàngalekat yi loolu la am yàq njàng mi. non déedéet ñun amuñu intérêt ci yàq njàng mi ñun xam luy sunu ndam wax naa ko sànq mooy njàng ak njàngale mi baax. xam nga barki Demba Ndiaye ki ñuy tuddee madame Innocence Ntap nga xam moo jiite dialogue social daf ne ñun nañ jël suñuy revendication dem jox ko ñooñu ngay wax
may rappeler sénégalais yi nii wax dëgg yàlla ay na yowén kooku moom bañ ko dénkee waxtaan wi ci biir kuréelu liggéeyukaay yi mu ñu tudde ko au conseil de dialogue social ak léegi moom première chose mooy xamul sax différence entre négociation collective ak dialogue social loolu lay jaawale moom d'abord donc buñ la dénkee dara te xamoo sax lan la dénk kon ci tënër rek ngay mën a nekk donc ñun ñu jàpp ne ñun ci dialogue social d'abord boobu ñu ko dénk sax moom mi ngi ca lajj parce que dialogue social dafa wax ni da ngay woo ñëpp boole leen alors que moom dafa defe ne négociation collective la war a def alors que moom du gouvernement donc kooku structure am boobu ñu ko jox xam nga lu jàpp mooy dañ ko war a tas parce que amul njariñ pour réew mi day yàq alalu réew mi beneen parce que moom vraiment wane na ak cuune bi ñu ko joxee léegi am benn njariñ maintenant nag comme ñoom ay transhumants la ñuy jël di jox ay poste dañ leen kon na jox mais ñun leen jàpp mooy bu ñu respecté sénégalais yi kuréel boobu dañ ko war a tas parce que amul njariñ réew mi maintenant ñuy leeral ni à ce niveau le plus important pour nous ñun le G20 mooy que ni dinañ taxaw ci jafe-jafe yi ñu wane ni ñooñee nga xam ne ñoom la jàngalekat yi joxoon seen kaddu pour ñu wax ci seen tur ñuy wër di wax ne ñoom ñoo am doole ñooñu nag ñoo am légitimité. waaw léegi nag légitimité boobu bu dee ci démocratie rek la ñuy wax. waaw légitimité boobu laa lay leeral ne amul pourquoi parce que ñoom ci li gouvernement bi sukkandiku pour wax ne ñoom ñoo légitime loolu dafa am recours bu ci am élection yi bi ñu ko defee en 2017 dafa am recours boo xam juróomi syndicat ñoo ko def tey en matière électorale xam ñoom lu ñuy jaxase da ngay dégg sax ay état bi ñu naan non élection yi am na recours mais le recours n'est pas suspensif non c'est pas vrai le recours n'est pas suspensif quand c'est un recours administratif ñun on n'a pas fait un recours administratif le recours administratif mooy bu ñu la jaayoon doole tey ci sa liggéey yow boo defee recours du tee loolee ñu la jaayee doole da nga koy exécuter ba keroog yoon di la jox dëgg mais nag ñun li ñu laaj loolu recours la ci élection en matière électorale ñi may déglu te am xam-xam ci wàllu droit xam nañ ni bu dee ci ay élection la bu recours amee ci élection yi kenn mënta tirer benn conséquence de droit tant que vidé wuñ le contentieux donc état Sénégal li muy def tegu ko ci yoon. ci jaay doole la ko teg mais est-ce que ci négociation bala ngay ñëw dama ci teg rek foofu lay daanele dafa am lu tënk état Sénégal muy ñaari convention la C87 et la C98 de l'Organisation internationale du travail moo wax ni te convention ñoo nekk au-dessus des lois ñoo nekk au-dessus même de la constitution parce que soo signé une convention da ngay déléguer une part de ta souveraineté. mais est-ce que ci négociation collective yi comme loolu yëpp am na est-ce que nangu ngeen bootu ci ñi nga xamante ne moom la nguur gi jàpp ne ñoo gën a représentatif ndax boo seetloo yéen itam ay G20 ngeen di wax waaye yéen ñëpp ay authentique la ak originel ak mais même ñoom am nañ authentique ak original loolu du problème bi mais dama la bëgg wax ne la loolu laa lay démontrer nii nee naa la. li la Georges bëgg a wax mooy. tasaaroo gi mouvement syndical. mais tasaaroo ci éducation moom lañ réglé ren. waaw ren réglé nañ ko. xam nga aujourd'hui ci kanam tuuti dañuy def point de presse à 10 heures mais xoolal fukki kuréel jàngalekat ak juróom-ñaar yëpp ñoo fay daje incha allah man ma jël. kàddu ci seen am na ñi nga xamante ne moom daanaka ñoom ñooy syndicat bi dama ne la xam nga lu ma lay xamal. encore une fois wax jooju waxu ko daanu ci sareet la parce que ñooñu ñuy wax ne ñoo représentatif benn jàngalekat yi bàyyi nañ leen parce que xam nañ ni war nañ jàngalekat yi dem ànd ak nguur gi te ñoo ngi ciy profité da nga fi junj sànq ci seen tawat ne jaay doole gi ñuy jaay doole jàngalekat yi ba tudd ay jàngalekat yu dëkkoon biir Prytanée militaire njiital école ba soldat ba chefu soldat bi ne nañ ko abal foofu dëkkuwaay ak ñoom seen loolu itam ñoom jàpp nañ ni ci yoon la tegu ndax yëfi dafa commencé woon jéggi dayo itam. non Babacar d'abord bala may tontu rapidement damay wax ni maa ngi woo le G6 ñu ñëw ànd ak ñun ci xeex bi te bàyyi participation responsable bi ñu nekkee ak lënkaloo nguur gi di comploter ci kaw jàngalekat yi. beneen bi nag mooy loolu nga wax man damaa jàpp ni ko xam mbir ma na mu demee ak professeur ya nga xam def nañ fa lu mat ñaar fukki at ak juróom-benn ñenn ñi def ay résultats concours général ci Prytanée militaire. loolu man jàpp naa ni dafa ëpp itam. waaw non déglu woo ma dama la jàngalekat yooyu nga xam ne ay jàngalekat yu xarañ lañ yoo xam ne élèves yi d'accord nañ mën nañ kon ñooñu bu ñu leen fa bëggee jëlee ci jaay doole la te loolu wane na encore une fois que ministère de l'éducation. jërëjëf taxawuñ fi ñu war a taxaw. pour boot jàngalekat. njiital syndicat jàngalekat bi ñuy wax CUSEMS authentique bokk itam ci G20 di beneen mbootaay bu ëmbi syndicat jàngalekat.